Lassana Gagny Sakho mi nga xam ne mooy directeur général bu LONASE tontu na ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ginnaaw kàddu yi nga xam te ne bii moom njiital Pastef yëkkate woon na ko ginnaaw wàll gu métti gi nga xam ne seet nañ ko si réewum Sénégal ne juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi milliards yi nga xam ne moom la ñu natt ngir xeex ko li nga xam ne moo di inondation si réewum Sénégal ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards rek lañ ci jëfandikoo loolee nag di kàddu yoo xam ne moom Lassana Gagny Sakho weddi na ko ne loolee dëppawul ak li nga xam ne moo am dëgg lu néew jox nañu lu toll si juróom-ñetti fukki milliards te mu ngay woo sax Ousmane Sonko moomee bu ko bëggee niki altine mu dem foofee ci diwaanu LONASE ngir ñu mën koo jox li nga xam te ne bii moo di chiffre yu yi dëgg moom Lassana Gagny Sakho moo nekkoon ganok Mamadou Ibra Kane ci émission bi ñu duppee jeudi dimanche jukki ba ak Abdourahmane Di. Directeur général office national de l'assainissement du Sénégal weddi nay tuumay kii di Ousmane Sonko nee na njiitu Pastef bi daa juum si li mu wax ni si 764,5 milliards yi war a jëm si plan décennal bi ngir xeex inondation yi nguur gi daanaka ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards yi dong la jëfandikoo nee na mbir moomu amul te mi ngi koy défier. Monsieur Sonko dit ce plan milliards maximum. Ousmane Sonko nee na ñeent fukki milliards ak juróom-ñett lañ génne mais maa ngi koy défier maa ngi ko naan lundi na jaar ONAS ci suñu bureau yi ma won ko ay kayit yu xam ne ni ki li muy wax du dëgg tegu ko fenn ñun rek ci ONAS génne nañ lu ëpp 80 milliards kon xawma lan moo tax muy wax ne ki 48 milliards lañ génnee gis nga bu ñu nekkee ci situation yi métti nañuy bàyyi di politique bala ngaa wax dara na nga ko gëstu ba nga xam ko nga doog koo wax man loolu laa gëm. On essaie d'arrêter de tromper les populations. jëm ba tey si inondation yi maanaam mbënn mi Lassana Gagny Sakho ngi fësal doxalinu yenn sénégalais yi mu jàpp ni ñoo tax canaux d'évacuation yi di fatt bu weesoo li nga xamante ni mooy ñi dëkk civil yi bu muy gënee nekk di yokku. Quand vous avez l'urbanisation qui se développe, qu'est-ce que vous faites? Vous imperméabilisez les sols. bu urbanisation bëree maanaam nit ñi ñëw dëkk ci ville bi da ngay gis ni ndox mi sax dootul am fu muy jàll dootul am yoon pour dem loolu nag mooy andi problème gis nga ci ay jamono année 80 da nga doon gis ni ndox bi di walaangaan amul woon benn problème mais tey jii nag urbanisation boobu maanaam nit ñi ni ñu bëree ci biir ville bi ñëpp ñëw dëkk si fii di tabax loolu moo andi problème bu andi ay problème inondation exponentielle de l'urbanisation, l'eau n'a plus de voie de passage et c'est ça qui amène les inondations. jëm si ndigal bi njiitu réew mi joxoon kii di jëwriñ gu ñu dénk wàllum biir réew mi assainissement dëkkuwaay gi ak infrastructure suñu defaraat collecteur u Hann Fann bi Lassana Gagny Sakho ngi xamle ni liggéey bi mën na tàmbali si ñetti weer yi njëkk si atum 2021 te nar na def fukk ak juróom-ñetti weer. Ce collecteur, le bon sens aurait voulu qu'il soit remplacé en 1980. collecteur Hann Fann waroon nañ ko defar depuis 1980 waaye xam naa ni nag ñun dinañ ko defar ci ñetti weer yi njëkk ci 2021 ndax boo xoolee financement bi sax génn na 80 milliards xam naa ne ñu ngi ci te incha allah dinañ ko liggéey jotoon nañoo sax am yenn affaissement ci yenn quartier yi waaye yooyu yëpp def nañ ci suñu kéem kattan ba defar nañ ko dañuy xamal askan wi dinañ ko defar waaye duñ sax daaneel ay kër dañuy ñëw def suñu liggéey comme ni mu ñu waree te kenn du ci am benn problème. C'est arriver à travailler sur tout le collecteur Hann Fann et comme ça on n'en parle plus. Directeur général u ONAS Lassana Gagny Sakho si jour du dimanche xamle na itam ay taxes yu yees jëm si immeuble yi ngir financer ay système d'évacuation yu yees fu si mel ni ca Point E Fann Résidence wala Almadies. ñu wutali diwaanu Kolda foofee nag sa diwaan ba gox yu bëri ñu ngay tëmb jamono gi si biir ndox mi te moonte de ñetti fan yu génn sax daanaka amul taw bu métti waaye li ko waral moo di dafa am ndox moo xamante ni bi jamono ji mooy balle si suuf se dafa mel ni li ñu duppee nappe phréatique si wàllum nasaraan dafa jege lool ba génnewaat ndox ma muy ball loolee nag waral ñi nga xamante ni ñoo di askan wa kër yu bëri daal di wale googe nag indi leen jafe-jafe dëgg ñuy ñaan si ñi nga xamante ni ñoo di kilifa ñu daal leen di wallu ndax jamono ji moom daanaka lépp ñu ngi koy def si biir ndox ma Seydou Diatta. ay yoon yu kenn munta aw ay kër yu màbb ndox mi di ball ba ci biir néeg yi daanaka askan wi dëkk ci gox bi nekk ci bët Saalum commune bu diwaanu Kolda rawatina quartier bi di Sinthiane Tunturu dañoo mujje nangu dëkk ak dund ci ndox mi. suñu neeg bi yëpp ndox bi day génne ci suuf gis nga sama neeg bi foofu man sama ñetti frigo yàqu nañu fii parce que ndox bi noo fekkee xale bi foofu di bottu miir bi noonu bonnu miir bi pour ndox bi génn suuf bi fees na ndox
tel lu ñu wax nappe phréatique bi léegi ndox bi mënul dugg si. kon ni nga ko gisee rek métti na trop amatuñu fu ñuy toog amatuñu fu ñuy togg si biir néeg yi sax néeg yi dañoo fees del ndox fu ñuy toog sax si biir amatuñu ko fu ñuy tëdd suñu matelaay yépp a tooy gis nga lii xam nga ni lii moom jaratul wax sax. mais lu gën a grave corona mu ngi fii risque bi moo di lan la bu ñu amee malade duñ ko mën a évacuer parce que oto mënu fi dugg même charrette sax mënu fi dugg parce que day wàcc suuf parce que napp fu mu nekk nii dafa suura ndox donc instant bi fu ñu nekk nii na yàlla musal ñu rek am malade cas bi nga xamante ne cas majeur wala incendie ñaanuma ko c'est la catastrophe mooy am fii. ci mboolem quartier yi nga xamante ne ndox mi ak na ko daanaka amul benn système de canalisation buñ ci nemmeeku lu nu mel tax ba woy loru di yëkkati kaddu daal di ñaawlu anam bu ñu doxalee Promoville ci douane gi. yoon bi fooy jaar sax amoo fooy jaar même saa boo bëggee jël oto day ñëw ba fii nii fii lay taxaw mën a dugg si biir te ñun ñu ngi ñaan ndimbal ci état bi mun nañu dimbale pour ñu am yoon pour ñu mun a am ay inondation bi ndox mi nii. pour gars yi mën nañu dimbale quoi. Promoville bi fu ñu ko war a prioriser du foofu lañ koy yóbbu fale fu ñu yóbbu Promoville du foofu du taax fii mooy problème bi fii moom oto mënu fi dugg ba mois de janvier ou février. donc ñi ngi ñaan autorités yi ñu ñëw balaa ñuy def dara nañu dugg d'abord xool mbir yi ni ñu mel parce que bul jékki-jékki rek ciblé benn quartier defal leen ay yoon wala ciblé quartier bi bàyyi quartier bi dañu war a def waa étude xool li nga xam ne d'abord quartier yi nga xam ne ñooy priorité. maanaam comme fii nii Sinthiane ñëpp xam nañu ne Sinthiane moom dañoo am problème yoon. tout suñu frère bi Bibi Baldé maire Kolda bi na ñëw xool fii na fexe su fekkee Promoville bi dëgg am na gis fii mu essayé dindi ñu ci coono bu ñu nekkee nii. depuis le 10 août ndox bi nii la taxawee fii boo tawee mu dolli boo tawul mu ngi fi fii je suis sûr que jusqu'à 5 octobre ndox maa ngi fi. bi yoon woy loru yi nee nañu bëgguñu beneen ndimbal lu dul liggéey bi jëm ci canalisation. uniquement canalisation surtout yoon bii boo gisee depuis ci jumaa ji fale topp suñu kër yi dem ba yoonu quartier bu na pont bi foofu dugg ci dex bi foofu. ñun léegi caniveau lañu soxla ndaxte sonn nañu dañoo sonn trop kii bu jotee fii nawet bu jotee fii koñ bi moo fi gën a sonn oto du am fu muy jaar suñu xale duñu am fu ñuy foowee bu ñu toggee reer sax dañuy jël. bool ceeb bi teg ko ci kaw baam bi chaque fois inondation bu ñëwee dañuy indi ay saaku ceeb ay matalaay diwul ni ciment soxla ñu yooyu yëpp ay caniveau lañ soxla ñooñu jàppale ñu nit ñi ndaxte soñu nañu. 2 phases yëpp ñu yóbbu ko benn côté amul quartier bi nga xamante ne un quartier périphérie bi nga xamante ne bu dund ci yaakaar ci Promoville bu am canalisation au moins bu ñu amoon sax quartier bu nekk ñaari canalisation yu baax au moins lii dina doon wàññeeku fale fu ñu yóbbu Promoville du foofu du taax fii mooy problème bi fii moom oto mënu fi dugg ba mois de janvier. ou février. naam yàqu-yàqu yi bari na waaye jot ñu nemmeeku kenn ku ci ñàkk bakkanam. ñu jóge Kolda ñoqali ba Sédhiou foofee rek liggéey yi nga xam ne moom lañ fa amal si wàllum canalisation dafa mel ni am na ngëneel loolee di gis-gisub jëwriñ yi nga xam ne moo yor wàllum cetuk li nga xam ne moo di penc mi Abdou Karim foofa na amoon na fa tànki nemmeeku nee na mbir yi mu ngi dal xel Ousmane Demba. ca tuur nguur gi ministre mi yor urbanisme def na doxum nemmeeku ca Sédhiou ngir seede tolluwaayu mbënd mi naam am na ñaar nit te ñi ñàkk seen bakken waaye suñu sukkandikoo ci ay kàddu jawriñ bi li xew ca Sédhiou mën na dal xel. seetlu nañ ne ci dëkk yu mel ni Sédhiou liggéey bi fi état bi def ci at yu mujj yi tax na ba métit bi ci waroon am amu ci. Promoville réseau d'assainissement yi mu defar wàññi na coono nit ñi leneen li mooy ONAS tàmbali woon na liggéey bu am solo boo xamante ne moom mooy canaux d'évacuation bi nga xam ne da daan traversé quartier Montagne Rouge di dem ba dugg ci fi nga xamante ne moom mooy cimetière tàmbali nañ liggéey bi bu baax a baax depuis 2016 am na lu ci des ONAS dina góorgóorlu gën ko yeggali. Abdou Karim Fofana joxe na ay jumtukaay yu takku ngir dooleel kuréel mi yor set setal ak xeexu mbas mi ca diwaanu Sédhiou. dëgg la naam yàgg nañ leen yónnee matériel waaye ci Covid 2019 président de la République dafa ne ñu gën a taxawu comités régionaux yi surtout marché yi nga xam ne feebar yu bëri fa lay jógee waaye tamit déchets yu bëri fa lay jógee moo tax ñu andi leen matériel yoo xam ne dina tax ñuy mën a désinfecter. lu jëm ci mbirum téeméeru junni logement ministre bi nee na Sédhiou dina am wàllam ci fan yi neew. ci plateforme d'inscription bi nga xam ne ci la nit ñi di bindu ngir mën a bokk 100 000 logements amoon na juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ñoo xamante ne ci région Sédhiou la ñu bindu ñii doon ay nit yoo xam ne fii lañ dëkk ci Sédhiou ñii doon ñoo xam ne Sédhiou lañ cosaanoo waaye ñu ngi dund bitim réew mooy émigré yi président nag ne nañu fexe SNHLM
ñëw def fi programme bu am solo ba ñu am HLM Sédhiou wala HLM émergence Sédhiou ñun noonu lañ koy waxee du dëgg. ci ay kaddu jëwriñ bi lu toll ci 4 millions la nguur gi yekket ngir defar place yi nit ñi di faral di daje fii ca Sédhiou. li nga xam ne mooy place de l'indépendance bu Sédhiou 1200 mètres carrés yu njëkk yi tàmbali nañ ko fii ak weer dina pare amaat na beneen boo xam ne dinañ ko defar 2021 ak beneen boo xam ne dinañ ko defar. gouverneur bi ak kii di Abdoulaye Diop mi nekk ministre ak jaraaf commune bu Sédhiou jaajëfal na ministre mi nga xam jamono jàll ji ci famille ñi ñàkk seen mbokk ci jamonoy mbën bi. ci diwaanu Tëngéej it HLM ba fa nekk dafa mel ni waa ONAS it def nañ fa ay régal yoo xamante ni bi tax na askan wa ña fa nekk am ngëneel si wàll yi nga xam ne moom la ñu seetlu si réew mi ñoom mucc nañu si li ko waral nag moo di liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne waa ONAS ñu ngi ko fa amal te it ñi nga xam ne ñoo di xarañteefe ñu ngay wéy di def li nga xamante ni bi moo di liggéey ba sàmmonteeg kaaraange yi li nga xam ne moom lañ fa samp Babacar Seck. mu amaloon ab nemmeeku ci gox yu bari directeur office national bu assainissement teg na ay gëtëm ci réseau d'assainissement bi nekk ci HLM ci Tëngéej bi nga xam ni dañ ko defaraat. waaw situation bi changé comme ni ñu ko waxee woon rek parce que fii c'est un point boo xamante ne point bu critique la woon fii HLM Rufisque d'ailleurs sax mën nañu wax ni année yi passé yëpp da ngay gis autorités yu mag yëpp dañ fiy déplacé wu di ñëw à savoir les ministres et tout ñëpp dañ fiy ñëw mais nag ren bi ñu fi ñëwee wax dëgg yàlla may nañu ñu am benn gis-gis boo xamante ne mooy le dévoyer le réseau parce que bi ñu dévoyer le réseau pour poser fii conduite 400 yi en PVC raccordé ko ci beneen exitoire on a pu constater que ni résultat yi feeñ na parce que loolu feeñ na quand même parce que population bi mën na confirmer loolu. liggéey yooyu ñu def ci HLM tax na quartier boobu nga xam ni dafa amoon ay jafe-jafe ngir ndox mi di dem at mi mën mi sonal fu bari ci réew mi amu fa. ñu ngi constaté que am na amélioration ndox maa ngi commencé dem léegi bu toogee benn jour bon dans les heures qui suivent après ndox mi dafay dem donc loolu vraiment ñu ngi ciy remercier bu baax waa ONAS gis nañu seen liggéey. liggéeykat yi nekk ci ONAS dinañ fexe topp entretien réseau bi waaye ñu ñaan askan wi ñu bañ ci def lu koy yàq. pour sàmm lu mel noonu pour sàmm ko maanaam dara du ko sàmm lu dul entretenir ko voilà ñu entretenir ko ñuy def curage bi mais aussi tamit population bi aussi tamit protéger ouvrage bi parce que loolu moom mooy doon la xam. liggéey yi ONAS doon def laata nawet bi di ñëw ci HLM ak ci centre ville bu Tëngéej am na njariñ ci askan wi ndax ndox toogatu fa li ci des kay mooy fexe ba yeneen quartier yi nga xam ni am nañ jafe-jafe assainissement ñu branché leen ci réseau bi. dellusiwaat ci xayma bis bi tolluwaayu mbasum coronavirus ci réewum Sénégal ginnaaw xayma bi nga xam ne def nañ ko ci suba coronavirus test yi ñu def toll na ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn yi test waaye ñeent fukk ak ñett ñoo ci am jàngoro ji coronavirus fukk ak juróom-benn ci ñoom xam nañ fa ñu jëlee jàngoro ji ñaar ci ñoom biti réew ñaar fukk ak juróom yeneen yi xamuñu ko leen wàllu jàngoro ji kon ñu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci wér jamono ji ñaari doomi aadama ñoo génn àdduna bis ni ki tey yóbbu lim ñi faatu ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar kon lu tolloog ñetti junne ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari doomi aadama ñoo nekk ci loxoy fajkat yi di xayma bis bi. ñu wax ci leneen ci wàllum alam bi ak environnement ak li nga xam te ni bii moo jëm ci lu ñu duppee PSE vert lancé nañ ko ci diwaanu Touba foofu ci dëkk bu sell ba jamono ji nga xam te ni bii jëwriñ jor wàllum alam bi amal na fi tànki ne mais koy yëgal na ni lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti junni garab dinañ ko samp ci li nga xam ne moo di li daal di ànd ak autoroute Ila Touba ba yegg ci diwaanu Ndakaaru loole nag di ay kaddu yoo xam ne yëkkati na ko ginnaaw boo xam te ni bi gisante nag ki yor kaddu xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Abdou Karim Sall ñu teew lay kàddoom ci micro góor a ndaklu xam ngeen ni forêt classée yi ñu ngi leen classé bu njëkk bi c'était en 1930 bi ci mujj ñu ngi ko classé en 1968 xam ngeen ni empiètement yi bëri na di nga gis forêt classée boo xam ne par exemple bu ma jëlee bu raaw bi c'est 300 hectares mais loolu c'est sur le plan théorique moom lañ def ci décret de classement bi waaye bu ñu seetee ba seet dinañu fekk parfois dans des forêts classées ay dëkkuwaay wala ay bërëb yoo xam ne dañu fay bay loolu moo tax na président de la République wax ñu na ngeen ma defal inventaire forêt classée yëpp bi ñu defee inventaire ñu ngi am 186 forêts classées mais inventaire bi duñ ci yem li ñu war a def mooy xayma li nga xam ne moom moo des ci classement bi par rapport ak li nga xam ne moom laa tudd sànq muy ay empiètement président de la République yemul foofu dafa ne dama bëgg ren pour la première fois mu nekk acte historique
ma classé au moins 10 forêts dans au moins 5 régions 10 forêts yi mu ngi représenter à peu près 75 000 hectares xam ngeen ni code bi daf ñu recommander ñu reboiser au moins 10% du territoire national que pour que ñu classer ko loolu nag incha allah bu ñu defee classement bi ak bu ñu xaymaa li nga xam ne moom moo des war nañu jàpp ni dinañu atteindre ce objectif boobu. 19h jot na 5 mbokk yi ñu doon bàyyi xel waxtu jot na la total ak Mamadou Ibra Kane Mamadou ñu ngi lay nuyu.